2024 man je suis le candidat de la jeunesse sénégalaise et man maa njëkk déclaré sama candidature. Invité de la rédaction ci Sunugal 24 mbokk yi asalaamaaleykum di am mbégte saa su nekk di ànd ak yéen ci programme Sunugal 24 comme ni ñuy dalalee à chaque fois suñu ganu bés bi tey ñu dalal ki nga xam ne moom moo di Abou Mbaye di président mouvement Réccu Fal Macky nekk itam auteur bu roman bi di Le Long Chemin d'un combattant ma bàyyi ko mu nuyoog ñu ñuy seetaan Abou maa ngi lay nuyu di la ziar. jërëjëf soxna Awa maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu askanu Sénégal bi ñuy seetaan di leen jaajëfal yéen waa Sunugal point 24. merci beaucoup Abou di am mbégte bu baax a baax di feggoog yow nga nekk suñu ganu bés bi ci invité de la rédaction ñu fas yéene waxtaanee li nga xam ne moom moo di tolluwaayu réew mi waaye dañ koy dooree sa mouvement bi nga dippee ko nga nekk président bi ngeen dippee ko li nga xam ne moom moo di mouvement Réccu Fal Macky lan ngeen fii réccu ba waral ngeen di wax mouvement Réccu Fal Macky. waaw jërëjëf soxna Awa donc damay sawar bu baax di tontu ci sa laaj boobu te je pense que ne tey jii fi dëkk bi toll boo nee Réccu Fal Macky rek ñëpp dañu naan vraiment ñii kat wax nañ dëgg ndax fi dëkk bi toll ak yaakaar bi ñu doon yaakaaree régime Macky Sall dina ko indi ci saafara ci jafe-jafe askan bi tey jii gis ngeen di xew ci dëkk bi. xoolal Covid 19 bi nga xam ni maanaam ba léegi génn guñu ci ni mu nasaxalee maanaam askanu Sénégal ak tey jii nii couvre-feu beeg yéen yi nga xam ni jaar na fi. tey jii nii moo tax bu ñuy gën a dem da ngeen di gis ne. bu ñu nee Réccu Fal Macky rek gars yi dañu naan ah ñooy ñan ñooñu de vraiment seen mouvement boobu kat ñëw na ci heure am moo tax nag tey jii nii mouvement bi dafa gën a am doole. ci donc wër Sénégal yépp vraiment sénégalais yi bëgg ko bu baax a baax a baax. mouvement boobu ban année ngeen ko créé woon. waaw mouvement Réccu Fal Macky ñu ngi ko créé 2016. waaye tey jii nii boo gisee comme ni ñu koy waxee yàlla jox nañu dëgg ndax bañ naan Réccu Fal Macky ñun ñenn ñi ñu ngi doon reetaan ñu ngi naan seen mouvement bi du dem waaye nag tey jii nii. nit ñi xam nañ ni kat ñun ñoo nekk ci sunu dëgg ndax nag ki ñu yaakaaroon ba fal ko muy le président Macky Sall am na leen li nga xam ni yaakaaroon nañ ko ci moom muy lan muy au moins tey jii nii jafe-jafe askan bi nga xam ne dañoo soxla woon liggéey muy ndaw ñi ba am ñu ci lort ñu ci ñàkk seen bakkan ca yàggul rek muy octobre ñu ni am na ñenn ñu naan sax plus de 2000 jeunes sénégalais ñoo des ci ndox mi donc loolu rek ay mandarga la yi wane ne tey jii lu tax ñu naan Réccu Fal Macky waaw donc boo duggee ba ci ni ñu koy waxatee éducation bi jàngu xale yi yàqu na ba yàggul ñeneen ngi dégg naan dañuy dugal xawma lan homosexualité ci jàngum xale beeg yooyu noonu ba tey jii nii sax sénégalais bi xamuñu lan lay ndurool ndax sénégalais bi tey jii nii mënatoo taxaw ne kii kat vraiment ci askanu Maam Bamba la bokk. ci askanu Alaaji Malick la bokk wala Baye Niass. ndax tey mais yéen fi ngeen fale Macky Sall ak fi ngeen réccoo dafa teel Macky mi ngi jël mandat am si 2012. premier mandat am jeexagul 2016 ngeen def seen réccu lan moo ko waral lan ngeen gisoon ci maanaam mandat wu Macky Sall bu njëkk loo xamante ne nii commencé na sooxee ba ngeen taxawal mouvement boobu. waaw kay ndax loolu en fait 2012 ba 2016 maanaam ki nga xam ne ñu ngi koy soog a fal di nga xaar sax mu teg ay tànkam nga xam fu mu jëm. waaye nag du teg tànkam rek nga ni baaxul waaye nag il fallait que ñu dem ba xam ay signes yoo xam ni ba ñu am ay firndeel ndax ci moment yooyu maa ngi fàttaliku même ba ci couverture maladie universelle bi nga xam ne dafa nekkoon seen programme phare tey jii nii waxatuñu ay waxam moment boobu am na 86% wu sénégalais yu ci inscrire waaye 32% ñoo ci bénéficier ñu gis ne kat kii fu mu jëm ak promesse yi mu doon wax que ne du ma jox sama rakk du ma ko fal ministre wala directeur ñu gis ne fal na ko. ñu gis ne vraiment kàddu yi li mu waxoon yëpp daf ko mujj teg ci suuf moo waxoon du am ñaari day wàññi mandaam wàññiw ko ñu gis ne référendum bi daf ko tegoon ngir am 3e mandat. ñu gis ne vraiment ay jiixi jaaxa yoo xam ni kat dañu kii kat du waaji kii kon. rëccu nañ ñu ko doon fale loolooy Réccu Fal Macky muy yaakaar gu tas bi nga xam ne dañ koo am population Sénégal am ko ci régime Macky Sall encore une fois Réccu Fal Macky nekkul ki nga xam ne directement moo ko fal waaye nag au moins même boo ko fallu woon sax yaa ngi doon xaar ci moom benn yaakaar ndax xale la te
au moins pratiquer na état yàgg ci waaye nag tey jii nii war nañu ne cuune la ba pare ci kaw cuune boobu noonu bëggul Sénégal ndax tey jii nii jafe-jafe yi man démb ba ma xoolee Sénégal dama am xol bu metti am xol bu tooy ndax lii vraiment image bu ñaaw bii nii gàkk-gàkkal bii vraiment image du Sénégal am ko démb loolu honoré wuñu ndax Sénégal dañ ko yàggoon tagg ci affaire démocratie ci àdduna bi ñun bu ñu voyagé da nga gis ne bu ñu nee sénégalais dañuy xoolaat waaye tey jii nii régime Macky Sall mu ngi gàkkal image boobu noonu mu ngi fouler aux pieds les acquis démocratiques mu ngi régresser la démocratie ñun dañoo xamoon waxtaan lépp dañ ko doon waxtaanee waaye tey jii nii nag bu taxawee ne kenn du wax moomul réew mi te nekkuñu ci royaume dañuy wax li nga xam ni ñoo ko bokk dañ cee am kàddu dañ ciy wax muy Sénégal lañ bokk duñ ko bàyyee mu def lu ko neex ci Sénégal vraiment jiite ko nu ko neex ne kenn du wax yàq ko duñ ko bàyyee ndax Sénégal ñun ñoo ko gën a bëgg moom sax nroowul ak sénégalais moom sax damay jàpp ne sax tubaab bi sax la gën a liggéeyal que sénégalais yi kon gouverneur français la ñun ay sénégalais ay citoyens sénégalais kon ñun ñoo war a toog ci Sénégal daal di koy liggéey. nga wax sànq lu am solo mu di mouvement Réccu Fal Mali. Macky ku réccu ça veut dire que ni doyal nga tey jii doyal ngeen ci ki nga xam ne moom moo di njiitum réewum Sénégal nga wax itam li nga xam ne moom moo di tolluwaay réew mi jafe-jafe yi nga xam ne dund nañ ko fi démb te mu metti ñu baree xam naa dinañ ci xuusaat ci kanam ci nu mu gën a yaatoo waaye bi loolu amee lan moo ci nekk taxawaayu mouvement ànd xeex li nga xamante ne ni moom moo di wala ànd Réccu Fal Macky. waaw Réccu Fal Macky c'est-à-dire que tey jii nii xam nga ñun mooy ni mu ko yàgg waxee. ñun ay légaliste lañ ndax maanaam même bu dee sax ñu ngi jiixi jaaxa ci deuxième mandat bi ni mu ko amee condition yi mu ko amee dama jàpp ne war nañ ko bàyyi mu jeexal deuxième mandat am waaye nag ci kaw noonu aussi war nañ taxawu askan bi ndax askan bi sonn nañ trop askan bi lottu nañ coronavirus bi ni ñu ko yoree baaxul ba askan bi dafa gën a sonn même avant coronavirus bi dafa Sénégal amoon na famine il faut que nit ñi xam ko boo demee au nord xiif mu ngi commencé woon sonal askan bi foofu ndax foofu tamit bu ñu xoolee dafa jege maanaam kii bi désert bi bu ñu amul ay politique yu baax rek askan boobu noonu du ñu am lu ñu dundee te ñooñu bay la ñu mën a dundee ak sàmm waaye nag état bi vraiment wanu leen ginnaaw moo tax foofu famine bi mu ngi doon ñëw coronavirus bi ñëw dellu si dollu ci ba mu ci dollee da nga gis ne même ba ci fii nii Ndakaaru nga xam ni ñoo ci xawoon tane waaye dafa gën a metti ndax Dakar boo xoolee nee nañ la 35% population wu Dakar ñu ngi nekk ci location maanaam moomuñu seen i kër fi ñu dëkk moomuñu ko ñu ni 40% lañ ci consacré seen i revenu maanaam li ñuy xëy di wuti 40% ñu ngi koy def ci location waaw aw di yëwan maanaam ki nga xam ni maanaam bu amee 10 000 francs 6 000 francs yi mu ngi koy def ci location nan lay dundee lan lay mën a nu ñu koy waxatee fayalee ay doomam ñu jàng ba mën a am avenir bu baax régime mu Macky Sall nag moo ñu tegal condition yooyu noonu tey jii nii. moo tax tey jii nii ñun ñëpp a taxaw war a jàmmaaloog moom ne rëccu nañ ni ñu ko falee ci Réccu Fal Macky boobu noonu nag muy maanaam na jeexal deuxième mandat bi nag duñ ko bàyyi mu def lu ko neex. daf ko war a yor ci anam bi nga xam ne askan bi dina ci gis seen bopp. mais bu postulé waatee pour amaat li nga xam ne moom moo di candidat ci élection 2024 bu boobaa tamit ban position ngeen di taxawee. non loolu mënul am te loolu maanaam c'est notre combat de notre vie. mënul am parce que aussi nit doo ko may loo xam ni amu ko donc man tey jii nii mënoo ma may benn possibilité bi nga xam ne nii aw ma statut boobu du ma ministre du ma député. kon mënuma jël benn dogal bi nga xam ne tey jii nii yoon mayu ma ko article 27 dafa leer dafa ni le président élu est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois c'est-à-dire que constitution dooy affaire ay experts ak ay constitutionnalistes comme ni ko gars yi di waxee di garaaw la déedéet tubaab la waaw boo demee France ba ñuy def seen constitution bi même am na woon sax ay ñoo xam ne ay baykat lañ ñii ay sàmmkat lañ constitution dafa nekk loo xam ne moo gën a oyof sax ci ndayu kii bi bànkaasu réew mi ndax askan bi lay waxal moo tax askan bi daf cee war a gis boppam gis ci moom te tamit la constitution a été très claire nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs le reste c'est une affaire d'attitude
s'il s'entête à se présenter pour un troisième mandat il aura devant lui un peuple déterminé te ci ñun lay commencer ñun ndaw ñi loolu duñ ko may ñun ñoo xeexoon pour Abdoulaye Wade du am troisième mandat moom mu nekkoon fi tey jii nii warul jàngaat leçon boobu noonu ah sénégalais yi génn askan bi ñëpp génn ne lii bëggatuñu ko suñu réew. ñu ne waaw ñu fal ko ci loolu bokk na ci ponk ñu tax ñu naan rëccu fal Macky ñu ñëw di dem mu bëgg a defaat la même chose ay Mamadou Diop seeni waajur lu ñuy wax ñi nga xam ni seen doom ci loolu la loroo woon ak ñaata askan ak ñaata bakkan ñoo rotoon ci moment wu troisième mandat wu Ablaye Wade muy 2011. donc du ñu seetaan keneen ñëw di ñu tegaat ci condition yooyu déedéet non troisième mandat c'est le combat de la jeunesse sénégalaise surtout cette jeunesse patriotique ñun loolu moo ñu politique loolu tey jii nii muy maanaam sàmm ak yelleef tamit jéem a saafara jafe-jafe askan bi du ñu seetaan maanaam classe politique bi nga xam ne dañoo prendre en otage le peuple sénégalais depuis très longtemps di def lu leen neex pour seeni bànneexu bakkan non nous n'allons pas l'accepter. ban jàngat nga am ci li fi jot a xew problème yi nga xam ne moom la ñu teg ci kaw Sonko que dafa violé ki nga xam ne moom moo di Adji Sarr. ban jàngat nga ci am. waaw man en fait problème mu viol ñaaw na lool. lu tax ndax maa ngi naan Macky Sall ba mu fi toogee ba léegi musul gagné élection à part 2012 musul gagné élection boo xam ni dafa jaar ci yoon. élection bu mu gagné rek maanaam dafa am ay nu ñu koy waxatee piège wala ay sarax ndax lu muy utiliser ba daal di gagné élection gis nañ fi parrainage écarté Karim Wade exilé nañ Karim Wade kenn waxul. ñu jàpp Khalifa Sall emprisonné kenn waxul. tey jii nii ci affaire mœurs parce que xam na ni bu jaaraatee comme ni mu jaaroon ak Karim Wade ak Khalifa Sall sénégalais dañuy comprendre il faut que mu changer mbir mi def ko affaire mœurs ba pare ne sama yoon nekku ci vie privée la tey jii nii ñun ñëpp xam nañ ni Macky Sall dafa nekk benn mbër bi nga xam ni dafa bëgg di daan te du bëre kenn day taxaw ci làmb bi. kon li ñëpp wax ngay wax que affaire Sonko bi loo xamante ne ni dañ ko préparé la. ay caaxaan la dañ ko préparé ay caaxaan la ay sos la du dëgg. Sonko violé wul kenn du dëgg ay caaxaan la lu ñu monté la Macky Sall bëgg na bërewaat 2024 te du bëre kenn moom mooy taxaw ne waaw arbitre yëkkatil sama loxo ne ma maa gagné il faut que muy bëreeg nit ñi il faut dans une démocratie il faut que muy am jongante muy nangu di bëreeg nit ñi di leen daan. sur le terrain mais ba tey ñun déggaguñu Macky Sall mu ne day postulé wu ci élection 2024 moom dafa noppeem googu est-ce que du moo tax nit ñi jàpp que ne dafa war a postulé. waaw lu tax muy liquider ay adversaires politiques. bu dee yaa ngi sa dernier et deuxième mandat lu tax ngay liquider ay adversaires politiques di leen taqal di leen bëgg leen tëj parce que xam nga ni kii potentiel candidat la en 2024 kii mën na la xañ troisième mandat ñun fi Macky xool. balaa moo jàdd xam nañ fa lay jàdde ñun xam nañ Macky bu baax il n'est pas plus intelligent il n'est pas extraordinaire on le sait très bien xale bu ndaw sax démb damay romb dégg ñaari xale naan Macky Sall dafa bëgg a am troisième mandat moo tax mu tëj Ousmane Sonko mais ce qui est important mooy ñun li ñuy def communication bi ba askan bi tey jii nii ñëpp xam nañ ne tey jii Macky dafa bëgg a am troisième mandat xale yu ndaw yi sax xam nañ ko wallaahi de xale yooyu mu doon wax loolu amuñu sax 10 ans mais j'étais séduit ci tolluwaayu askan bi fi ñu toll nii moo tax tey jii nii bu fi naree am troisième mandat dafa nar a taal dëkk bi waaye du ko am bu dee nag taal dëkk bi jaral na ko loolu de dina vraiment loolu dina ko topp dinañ ko bind ci histoire que ne moom moo fi nekkoon le plus jeune président waaye nag moom tamit moo fi forcé woon troisième mandat ba lii ak lii daal di ci mujj xew. ñu gis ne itam fi ne ñu ngi def seen kéem kàttan mën a def lañ ko mën a tuddee comme ni ñu ko waxee. pexe la moo xam ne dañuy kàmbal Ousmane Sonko tegal ko ndëgg sërëx amaana tey ji piège bi ñu ko tegaloon. mën nañ ne presque dem na ci li nga xamante ne ni moom moo di kàmbal boobu. ba tey ji bu ñu ko toppee comme ni ñu ko waxee procureur de la République jot na ci dossier bi. bu fekkee ne li nga xam ne moom moo di immunité parlementaire boobu levé nañ ko ba Ousmane Sonko li ñu koy toppee ñu teg ko ci loxo su boobaa ci sa gis-gis dëkk bi naka lay tëddee. waaw mais c'est malheureux parce que tey jii nii ñun amuñu justice lu tax amuñu justice d'abord
muy amuñu procureur de la République on a un procureur d'un parti c'est malheureux parce que ñaata rapport OFNAC moo fi jaar temps yële est-ce que dégg ngeen mu àddu ci ana kaawu Aliou Sall ana Bougazelli c'est-à-dire que aussi bu ñu ñëwaatee ci affaire kii nu ñu koy waxatee Ousmane Sonko c'est une vie privée loo xam ne tey jii nii intéressé wul askan bi vie privée la bu ñu yemee sax ci affaire spéculation am na ak amul te amul ay caaxaan la mais bu ñu yemee foofu amul benn intérêt ci askanu sénégalaise mu la citoyen bi loolu amulu ko benn njëriñ pourtant li ko amul njëriñ muy milliards yi ñu détourné li nga xam ne tey jii nii mënoon na soppi dundam mënoon na soppi dëkkuwaayam mënoon na soppi avenir u ay doomam ay njabootam kenn du ci wax muy lan muy 6 000 milliards bu Aliou Sall détenir nga xam ne tey jii nii mënoon na tabax ñaata maternité ñaata école problème mu coronavirus bi ñu nekk nii 6 000 milliards yooyu noonu mënoon na ko financer ba tey jii nii ku nekk kenn du liggéey ku nekk ak sa 400 000 di nga am leen li nga xam ne mën nga ko ci def wala di nga ko mën a jënd dund daal di toog sa kër ba benn diir bi waaye tey jii nii est-ce que àdduna ci ana 94 milliards bu Mamour Gueye. ah l'affaire des 94 milliards. loolu laay wax bu Mamour Diallo. Mamour Diallo di mooy ok. ni ñu koy waxatee ana affaire Prodac est-ce que wax na ci. waxu ci. léegi daal kuma bu am ndey la ak kuma bu amul ndey. sénégalais yi di seetaan. ñuy jàpp kenn ki nga xam ne amul deful dara ci ay affaire privée intéressé wul Sénégal bi ndax lubalul xaalisu askan bi. donc amul benn impact sur le vécu sénégalais ñu de comme Sénégal daal donc fait divers dafi nekk li nga xam ni maanaam dafay lëmbee réew mi yëpp ñu ko alimenté ko pour ñu fàtte patrimoine exorbitant woo Idrissa Seck musul liggéey fu mu amee alal googu procureur dafa waroon autosaisir waxu ci dara affaire mœurs gis nga nu mu accéléré cadence bi ndax lu tax kooku considéré ñu ko sax comme sénégalais ndax opposant la sudiste la donc c'est très grave luy xew ci dëkk bi daal di banaliser ñenn ñi nga xam ni ci benn côté lañ dëkk jàppewu ñu leen sax ay sénégalais ñun loolu lañ bëgg rétabliraat les Casacés c'est des sénégalais au même titre que tous les autres sénégalais donc tey jii nii ñi nga xam ne c'est des nordistes mënuñu def di duubal alalu askan bi ñu leen di bàyyi ñee ñu leen di taxal ci loolu. mais li xew démb buntu kër Ousmane Sonko mën naa ni sax cité kër góor gi yëpp am nañ ay jafe-jafe ci wàllum noyyi yàq nañ fa ay oto ay ndaw yu gaañu ay policiers yoo xam ne xaañ nañ leen ay xeer est-ce que du gën a yokk ci xar mi karaw ci li nga xam ne moo di tuuma yi ñu gàll ci Ousmane Sonko après déclaration bi nga xam ne def na ko barki démb këram que na ndaw yi jóg ànd ak moom. waaw mais Macky Sall moo bëgg a taal dëkk bi. lu tax moo bëgg a taal dëkk bi ndax nag tooñ aussi nit dafa war a di moytu tooñ koo xam ni surtout comme ni ñu koy waxee c'est-à-dire que injustice mène à la révolte yàlla sax bëggul parparloo koo xam ni deful dara nga ñëw jiiñ ko kooku maanaam bu amuloon doole sax dafay am benn maanaam dëgërlaay bu nekk ci moom te tamit képp ku ko yëg vraiment di nga am xol bu metti ba da nga fay mujj àgg police la fay wut koo xam ni dossier mu ngi ci loxo yoon nañ ko bàyyi ñu lever immunité parlementaire bi may ko yoon comme ñeneen ñu ni leen may féexal ko mais nu ñu koy encercler mel na daal vraiment benn rebelle la wala benn personne bu dangereux la fekk c'est pas le cas Ousmane Sonko ku am diina la sénégalais la ku liggéeyal Sénégal la dëkk fi donc mënoon nañ ko traiter au même titre que les autres citoyens sénégalais Aliou Sall est-ce que def nañ ko noonu pourtant 6 000 milliards attention il faut que nit ñi di xalaataat. non Aliou Sall du député moo tax moom soxlawul sax woon lever immunité parlementaire mais Aliou Sall xoolal ni justice tardé pour prononcer wu ci dossier bi. xoolal temps bi mu jël balaa ñu ciy prononcé wu. xoolal temps bi mu jël bañ mujjee wax ne non classé nañ ko noonu yow maanaam deful dara te mu luubal suñu 6 000 milliards il faut que ñu. saytu ñi nga xam ni mosuñoo liggéey nekkuñu fi ay homme d'affaires jékki-jékki am benn nomination nekk fi ay milliardaires tabax fi ay château bu doon procureur bii nii nekk na procureur de la République ci ñooñu lay njëkk autosaisir waxuma la ak ay affaire viol loo xam ni loolu c'est privé il suffit tout simplement Adja Sarr retirer plainte bi affaire bi daal di sedd
waaye nag deniers publics amul retrait de la plainte ndax citoyen bu nekk mën na jóg ne man porté naa plainte. ñu def benn taxaw seetlu foofu. waaw parce que coowal Ousmane Sonko Pastef dafa fatt coow li nga xam ne moo fi amoon fan yee ci ginnaaw lu jëm ci Idrissa Seck déclaration patrimoine am boo xam ne ay milliards la kenn foogee ko woon maanaam mu jékki-jékki toog rek ne am na milliards am na lu toll nii am na lu toll nii te nit ñi dañu ne bi muy ñëw pour rejoindre Macky Sall. ci conseil économique social et environnemental. wàllum koom jafe-jafe ci wàllum koom la amoon loolu itam mu doon beneen jàngat boo xam ne nit ñi def nañ ko. waaw xam nga ñooñu ñoo yàq réew mi te tey jii nii bu ñu tollee fii genre yooyu nga may tuddal ñooñu mënee situation bii nii ay sàcc lañ il faut se le dire. donc tey jii nii mënoo ñëw jël benn Idrissa Seck musul liggéey il faut se le dire nekkul fonctionnaire nekkul même bu nekkoon fonctionnaire mënul am loolu ci àdduna. fan la ko amee muy entre 2000 et 2004. léegi ñu ne way parce que loolu ñu bëggoon gëmloo que ne pour daal di légitimer dugg bu mu war a dugg fële. ndax comme dañoo jàppee sénégalais yi comme ay xale wala comme ay xar ñu baal ma ci kàddu gi donc tey jii gis nañu ba mu duggee nag. ba nga xam ni dugg boobu nit ñëpp accepté nañ ko. léegi mën na génnee gafaam ne lii moo nekk ci sama gafa te moment boobu mënu ko woon génnee ndax bu ko génne woon dañ naan kii ku ñàkk jom la. da nga jàpp ne lu mu rënkoon la woon ca jamonoy Abdoulaye Wade ba koy soog a génne. mais moment boobu la mais sénégalais yi fàttewu ñu chantier de Thiès. chantier de Thiès fàttewuñu ko ba léegi nii loolu demoon na justice. sénégalais yi ba léegi retiré ñu seen plainte. si seen conscience ñoom ñoo ko blanchir mais ñun suñu conscience blanchiruñu ñu chantier de Thiès blanchiruñu les 6 000 milliards Aliou Sall Prodac waxi nopp ak keneen lépp lu mu fi def blanchiruñu ko ñoom nag ci seen justice ak seen tappale yooyu noonu ak seen i waxtaan déggoo mën nañ blanchir nit mais ñun ci suñu conscience. chantier de Thiès ñaata milliards la. donc tey jii nii Idrissa Seck donc moom mooy comme ñi ma wax rek dafa bokk ci classe politique bi nga xam ne dañoo yàgg prendre en otage ce peuple sénégalais là di leen jëfandikoo di dund ci ñoom loolu c'est très lâche parce que mosuñoo liggéey mais ci askan mi la ñuy nax di leen teg di leen dérober seen xaalis di ko dundee. mais yéen comme réccu ngeen fal Macky. donc gis nañ fa Sonko ñi ngi koy sonal kan moo nekk seen candidat boo xam ne ciblé ngeen ko pour élection 2024. waaw mais 2024 man je suis le candidat de la jeunesse sénégalaise donc je suis déclaré candidat man maa njëkk déclaré sama candidature te nekkul loo xam ni sama coobare la jógee. moom mooy comme ni mouvement bi juddoo jugeewul ci sama coobare askan bi ñoo ma buux samp ma. ne ma foog ñu taxawal benn mouvement ñu ànd xeexal askan bi tey jii nii dem nañ ba benn moment sénégalais yi aussi ñoo taxawaat ne foog ma nekk candidat 2024 tey jii nii je suis le premier à déclarer candidat donc je suis candidat de la jeunesse sénégalaise en 2024. mais seen mouvement bi est-ce que am na doole tey jii ba ñu mën la pousse comme ni mu waree pour nga postuler wu nekk candidat en 2024. ñaata membre ngeen seen mouvement bi ñaata membre ngeen ak ndaka ngeen di évoluer. effectivement du ma wax ñaata membre lañ mais après Pastef amul ku ñu ëpp doole ci langum politique fii nii présentement. après Pastef amul keneen ci dans l'opposition je pèse bien mes mots sénégalais ñu ngi may dégg bu baax. après Pastef amul keneen ku ñu ëpp doole ci opposition laa wax waaw donc tey jii nii kon. mën naa wax ne sax même l'autre côté ñoo ko ëpp nit ndax maanaam l'autre côté nit ñi ko toppee mooy ñi nga xam ni c'est des militants alimentaires. mais nag ñun jàpp nañu ku ànd ak ñun rek conviction nga ànd ak ñun ndax amul lenn lu ñuy joxe. voilà te amul lenn lu ñuy diggaate donc tey jii nii mën nañ ne APR sax ñun ñoo ko ëpp nit. voilà Pastef ñëpp xam ni nag parti la bi nga xam ni sénégalais dañ koo bëgg. voilà. su ma déggee sa wax nga ne da nga postulé wu pour nekk candidat ci élection 2024 ce qui veut dire que ne day coïncider ak li nga xam ne moom moo di sa roman bi nga bind le long chemin d'un combattant. sa bopp nga doon waxal wala kan nga doon waxal. waaw le long chemin d'un combattant donc dafa nekk roman bi nga xam ne dama ko bind ngir muy maanaam xale yi ndaw ñi. surtout ndaw ñi nga xam ne dañoo bàyyi ko ci banlieue bi lu tax. ndax man produit de la banlieue la. je suis natif de Guédiawaye. juddu fa màggee fa defee fa samay jàng sama étude génnee lycée Limamoulaye dem fac droit donc tey jii nii am naa ay ambition briguer le suffrage des Sénégalais pour war a ne xale yi ñoom tamit c'est pas que ne dañoo dëkk ci banlieue bi wala dañoo dëkk ca village wala feneen ak feneen war ñoo am ay ambition dans leur vie
pour war leen ne tey jii nii képp ki nga xam ni sénégalais nga wala nit nga am nga ay ambition bëgg egg fenn bu la ko dara yàqal muy obstacle ne fii laa dëkk wala sama famille lii laa wala laa la mais nekkal ci maanaam yoonu sa ambition yooyu noonu tegu ci donc ba atteindre ko te xam ne tamit c'est bien possible voilà donc loolu moo taxoon ma bind le long chemin d'un combattant muy itinéraire bi nga xam ne tey jii nii mën nañu ko jàppee sax ci àdduna ndax tey jii nii même nit ki balaa ngaa juddu ba màgg. donc yoon bu gudd la yoon boobu nag di nga xeex ak feebar di nga xeex ak yenn jikko yi di nga xeex ngir jàng am ay diplôme donc àdduna dara yombul. donc tey jii nii pour wax askanu Sénégal surtout les jeunes ne leen dara xëyul sotti lépp loo gis c'est un long chemin d'un combattant maanaam da ngay jaayante ba egg fi nga jëm loolooy la long chemin d'un combattant. dara yombul. merci beaucoup voilà donc merci beaucoup Abou Mbaye xam naa sa kàddu gu mujj rek comme li ñuy cërale woon ci ay waxtu jeex na lan nga ñuy tàggoo. waaw gannaaw ba mu la jaajëfal waa kër gi di ñaan yàlla mu tuur jàmm ci askanu Sénégal di wax ne Macky Sall na xelam dellu si waat ne vraiment doomu réew mi la am na leen li nga xam ne jaru ko fi donc na teg lépp ci yoon dëkk bi jàmm vraiment moo fi xaj. te vraiment jàmm moo fi mës a am moom la fi sunu maam yi bàyyi donc loolu nañ ko préserver ñun ñëpp ay mboq lañ. donc moom sama mboq la donc Haalpulaar la waaye séeréer yeeg kii suñuy cousin lañ ak joolaa yeeg ñun ñëpp Sénégal loolu pour wane rek ñun ñëpp vraiment ay mboq lañ. voilà lépp ñu teg ko ci yoon donc jàmm ak jàmm. mais daal yaa ngi rëccu loo ko doon falee daal. waaw ba mu jóge fi rëccu ba mu jóge fi incha allah. merci beaucoup Abou Mbaye comme ni ma leen ko présenté woon ci njëlbéen gi mu nekk président mouvement Réccu Falma ki nekk itam auteur bu roman bi di le long chemin d'un combattant moom laa dalaloon tey mu nekk sama gan ci invité de la rédaction di leen jaajëfal bu baax a baax yéen ñi nga xam ne day teewlu Sunugal 24 ci jaajëfal leen ci tànneef gi kóolute gi waaye itam di ñu teewlu à chaque fois ma gërëm bu baax a baax Mansour mi nekkoon ci technique bi ak réalisation bi di leen fàttali ne abonné leen activer seeni cloche de notification ci Sunugal 24 maanaam suñu vidéo à temps réel di leen jox dig daje beneen yoon incha allah d'ici là portez-vous bien merci beaucoup.